li ci gën a fës plan Orsec nguur gi di ko tàmbale doxal nag tey jii ab ndaje daañu ko ci amal ci suba gi bu ñu noppee nag daal di dem nemmee ko ci gox yi nga xam te ne moom la mbëndi laal ci Ndakaaru ci mbiru mbënd yooyu nag premier ministre bi fi woon Abdoul Mbaye gis na li yëpp li ko waral mooy plan décennal bi nguur gi tëloon ngi xeex mbënd yi la daal di teg ci suuf loolu nag moo jur jafe-jafe yi te nag plan Orsec du ko saafara mu fekk nag yenn ci gox yi nekk ci banlieue bi yëmba caaro yi di tëmb askan wu bëri nag nekk jamono ji ci njaaxle gu rëy ndaxu taw yi ca Tamba taw yi moom jur mbégte ci ñi di béykat yi campagne bi mi ngi jàll bu baax te nag gàncax gi mi ngi màgg buñ sukkandiko ci ministre bi yor mbay mi nga xam te ne mi ngi woon ca diwaan ga tàggat yaram beach soccer di football te fe Sénégal di joué tey ñaareelu match am tey ci ngoon Sénégal di daje ak Portugal bi nga xam te ne ñoom ñoo nekk champion du monde yor raay bi jamono ji wàllum football ci gazon bi ca Angleterre Sadio Mané dugal bitam bu njëkk ci saison bi ñi nga xam te ne ñooy waa Liverpool daal di gagné seen match démb ñaari bal ci dara yaatal gi ci sport weekend lay doon ak Mohamed Jojo mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne sori nañ ci ay faram-fàcce. Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak taw yu foor yi nga xam te ne wàcc ci ni réew mi fan yi waral nag ba njiitu réew mi jël dogal daal di tàmbale doxal lii di plan Orsec ngir taxawu ñi loru ci mbënd yi ci loolu nag ministre de l'intérieur nag tey jii ci suba gi dina jiite ndaje boo xam te ne ci ministère am lay doon ci bu 11h jotee ñi ci waxtaane pexe ngir daal di génne nit ñi ci jafe-jafe yooyu ñu dund buñ ci noppee nag moom ministre Antoine Félix Diome ak ñamu àndal ñamuy liggéeyandool daañu dem xool gox yi nga xam te ne ñoom la mbënd mi gën a sonal fii ci diwaanu Ndakaaru ngir xool nag plan Orsec liñ leen mën a taxaw des ci plan Orsec boobu lan lay wundu ak naka lañ koy doxalee Abdou Sané nekkoon fi député jiite nag kuréel goo xam te ne day yëngu ci wàllum naka la ñuy moytoo li di jëy yeeg yu nu mel moom de député Abdou Sané di ci indi leeral ñu déglu ko ci jokkoom ak moom bi lu ñuy wax Orsec mooy organisation des secours foo dégg secours am na c'est-à-dire que dégâts moo am bala dégâts di am dafa am dispositif bu bëre boo xam ne moom la ñu teg c'est-à-dire que bala ngay ñëw ci boobu am na ay plans yu bëre mun naa citer par exemple lu ñuy wax plan organisation interne PO yi am na beneen plan boo xam ne moom la ñuy wax plan particulier d'intervention am na plan boo xam ne moom la ñuy wax plan blanc am na plan boo xam ne moom la ñuy wax plan vert am na plan boo xam ne moom la ñuy wax plan de contingent léegi yooyu yëpp mun nañu bañ a réussir bu ñu échoué yëpp dañuy constater loo xam ne mooy dégâts mooy catastrophe léegi catastrophe boobu bu amee faut ñu intervenir pour secourir léegi loolu moo indi en 1999 mu am benn décret boo xam ne décret 99/172 bu 4 mars 1992 boo xam ne mooy organisé moom le ministre de l'intérieur di sukkandiku pour mën a jël arrêté pour déclencher le plan Orsec. léegi su ko déclenché nag ñu mën a dajale alal yi ñu soxla yëpp ngir def ko. voilà léegi day nekk sous l'autorité du ministre de l'intérieur du général de brigade des sapeurs-pompiers du directeur de la protection civile et de tous les autres sectoriels concernés. Ensuite pouvoir bu ministre intérieur am même yow mii tey mun na la copter bu fekkente ne gis na ni yow am na lu mu soxla ci yow daf lay copter léegi inconvénient plan Orsec yooyu yëpp lan moo tax li ñëpp di naan nañu travailler ci prévention li nga bañ a dépense ci prévention bu plan Orsec amee beneen affaire la déjà plan Orsec doo waxaale marché parce que yaa ngi nekk ci pression man tey su ma yoroon sama hydrocureur si ma doon fayeeku 50 000 francs mun naa la chantage ne la 100 000 parce que ku nekk ci urgence amul temps pour waxaale d'accord état am na possibilité réquisitionner mais pour ce qui est des prix ko beneen affaire la loolu moo indi pratiquement plan Orsec c'est toujours coûteux bu jeexee bu ñu la waxee facture bi yow sax da ngay tiit loolu yëpp moo war a indi nit ñi ñu comprendre que donc plan Orsec c'est illustratif de la nécessité pour les pays ñu comprendre ni en matière de prévention kenn waru ci badine. mu nekkoon Abdou Sané ne woon fi député moom nag jiite kuréel guy feggu jëy ci dëndu Afrique ci wàllum plan Orsec boobu ak mbënd yi premier ministre bi foon di Abdoul Mbaye gis lenn rek moo ko jur mooy plan décennal bi ñu tëraloon yoon wi ñu xaloon ngir xeex mbënd yi ci diir fukki at moom lañ teg ci su bàyyi ko moom moo jur li ñaawlu ni tamit juróom benn fukki milliards yi ñu jënd avion jamono joo xam te ne loolu mën na lijjanti mbirum mbënd yi Abdoul Mbaye ci jokkoom ak Makumba Bey. tout solution ba boog mënuñu yem ci jàpp ne plan Orsec mën na doon solution te loolu feeñ na 2012 30 avril conseil interministériel inondation amoon na ma jiite ko mu am lu bëri loo xam ne tëralal nañ ko di waajal nawet ndax dëgg nga ren conseil interministériel avril waajal nawetu 2021 ca 2012 août taw bi bari lool ñu daal di génnee plan Orsec waaye ñu xam ne mënuñu yem ci plan Orsec te loolu yépp président moo ko doon xalaat ndax ca booba mi ngi doon xalaatal Sénégal di xalaatal askanu Sénégal ñu daal di génne li ñuy wax plan décennal de lutte contre les inondations ndax jàppoon ne
liggéey bi mu laaj ba ñu war a génn ci mbëdd génn ci inondation liggéey booba mënutoon a yem ci at mënutoon a yem ci plan Orsec boo xam ne ñaari weer du ko wet loolu daal di indi plan décennal de lutte contre les inondations maanaam liggéey boo xam ne fukki at lañ koy liggéey ba ma fa jógee la ñu bàyyi plan ba daal di tas ministère boo xam ne ñu ngi ko taxawaloon mu war a doxal boobu plan muy mrasi di jël alal bi di ko yóbbu feneen waaye bu fekkee ne yow alal ba yaa ngi ko jël di ci jiital sa nguuru mais duñ ci génn 60 milliards ba ñu duggal ci avion mais loolu mu mënutoon a diggante 2020 ak 2021 génnee Kër Massar ci ndox ndax nag liggéey bi yëpp dul leneen lu dul ndox am na fi géej soriwul nañu jël ndox ma mu aw yoon dem ca géej ga ndax Kër Massar a ngi dund loo xam ne amu fi woon kon am na lu indi loolu dañ ko war a seet xalaat ko ba pare di génnee ndox mi par écoulement pompage dina am foo xam ne fii moom dinañ ko soxla waaye li ci ëpp dañu war a liggéey boo xam ne ndox bu dikkee dafay aw yoon dem ba géej. ndox dafay ñëw jël yoonam aw mu dem ba géej ci kàddu yi Abdoul Mbaye nekkoon premier ministre jiite itam parti bi di Acte d'Alliance pour la citoyenneté le travail ndax yooyu nag war a dem géej liñ fàtti yoonam moo tax nit ñi am mi jafe-jafe loolu nag ki ko wax di préfet bu Pikine nee na yoon ndox bi la nit ñi fàtt te nag ndox du bàyyi yoonam mu wax lu ni mel démb gannaaw bi mu doon jébbal ay moto pompe kilifa ya nekk ca diwaanu Pikine ndongo ka mbaaw jàmm gën a si Kaap mbaaw jidda Caaroy kaw Tivaouane Diacksao ak Caaroy gaar doon nag commune yu mënd mi gën a laal nag fii ci département bu Pikine ci yile commune nag bokk na ci li gën a indi jafe-jafe yi moo di kër yi ñu daal dee tabax nag ci yoon wi ndox mi war a jaar Moustapha Ndiaye mooy préfet bu département bu Pikine. réseau d'évacuation des eaux ni mu waroon fonctionner wul noonu te aussi exutoire naturel yi maanaam ndox fi mu daan jaar pour mun a dem tàbbi ji géej wala mun a dem rejoindre beneen bassin nemmeeku nañ ne nit ñi en général dañuy installé wu ci loolu ñuy wax exutoire naturel donc loolu moom moo nekk ay point critique ci département bi. ci terrain bi opération pompage yi nag di wéy ville bu Pikine daal day gën a nag jumtuwaay yu am solo mu bëri ci nag ay camion ngir fexe gën a yombal nag lii di ngàccum ndox mi Ablaye Timbo mooy maire de la ville. dañu am budget boo xam ne at mu nekk dafa am enveloppe bu ñuy génne jagleel ko louer ay hydrocureur ay camions yu bëri yoo xam ne communes yi dañuy woo commune bu ngeen dugg gis fa ñu yor ay hydrocureur de pompe c'est la ville de Pikine. waa plateforme xippil xool li fi Macky def ñëwit indi seenuk njàppale ñu daal dee joxe nag matériel bu takku nag ngir gën a yombal lii di ngàccum ndox mi Mamadou Ndiaye mooy vice coordonnateur bu gile plateforme. dugg ci banlieue bi ngir vraiment jàppale askan bi pour que ñu génn ci inondation yi ñu nekk. waaye indi nañ ay moto pompe indi nañ ay détergent indi nañ ay bot jébbal yenn yi monsieur le préfet yeneen yi ñu war koo jébbal maire de la ville Ablaye Timbo. mu doon nag jëf joo xamante ni kii di préfet ak maire de la ville bu Pikine doon na nag lu ñuy rafetlu ñuy sàkku nag ci yeneen bonne volonté yi ñu daal dee def nag nu ni mel. di woo aussi ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk biir réew mi te am ay moyens ñu jéem a ñëw jéem a appuyer population yi pour mun a leen génnee ci ndox. globalement mobiliser na fukki moto pompe indi ko may ma juróom yi si des mu may ko mairie boole ci carburant. Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. Ndonga Ka dem des ba léegi ci wàllu mbënd ak beneen quartier di quartier Gorgui Faye nekk ca Darou Salaam ci commune bu Wakhinane Nimzatt foofu tamit askan wi jafe-jafe yi tar la ñuy dund jamono ji ndax mi nag daal di nangu seeni kër ñoom nag maire baa ngeen dimbali waaye li ñu bëgg daal mooy nguur gi daal di jóg ci mbir mi ci ni mu gën a gaawee taxawul leen reportage Angelina Gomis. salaamaaleykum. gis nga. ba fees gën a ba ñu supprimer ko du kenn dëkk jox ma ko dem caabi bi. toilette yi lépp. fii nag dëkkuwaay yi dafa daal di yàqu ndox bi jël na lépp ay néeg yu ndox yi nangu ay briques la ñuy teg ngir mën a dugg seen biir kër yi. père de famille bi nag mi wuyoo ci turu Alassane Tall moom ak njàkkare rek la am doomam dafa daal di sax amee feebar ndax taay. ni ñuy def la dul tëdd ñu nag suñu njaboot bi yëpp ci kaw lal yeeg nii lañ dundee de ba nawet jeex. léegi lii nii du tur dara ci ak xale. bien sûr xoolal ci sa ginnaaw xoolal tànkam yooyu exemple baa ngi noonu xoolal kooku ci sa ginnaaw yëkkati sa tànk bi yow mu gis la tànk baa ngi noonu. loo doon def ba sa tànk bi am li ci ndox mi ci ndox tànk gi yëpp dafa rocce ci ndox mi muy xuusee ci ndox mi. ñi di togg tamit noonu la ñuy def. bien sûr gis nga kee ne dafa doon togg ne biir waañ bi la nekk ni muy xuusee nii noonu lay xuusee ci biir waañ bi lu ñu xaar ci état lu jul mu defaral ñu mbedd mi ndox mi mun a jàll. ñu dox tuuti dem ci beneen kër fii dafa daal di mel ni comme fu ñuy sottee mbalit monte kër la lépp a jaxasoo ndab yi légumes yi yére yi lépp dafa daal di tëmb sóoru ngoom xar kanamam daal di triste lool moom xamatul naka lay def. xoolal benn xale lu góor ngoog sa morom la yër
fii am na ko fi tëdd. hôpital la jóge waaw néeg la di. démb la jóge Fass. gis nga gaz bi yi nga lii ndugg la xoolal lii ndugg la dañ koy toog. naka ngeen fiy toog dañoo am pexe. buñ dem sa kër ñu génnal ci biti. fii kuy togg de fii ngay mën a toog. xam nga urgence moom sa doom bu fa nee ñu woo la téléphone da ngay daw rek dootoo tal dara ndox mi gàññu ñu nag di dugg nag rek. fii ku ma jox morso sax wax dëgg yàlla bu doon mbaar laa fay def sax moom moo ma gënal lii. ba ñu jógee foofu nag ñu daal di dox tuuti dem ci kër famille Diouf ñoom ndox bi dafa daal di nangu ci suuf ba ci kaw la ñu mujjee dëkk ak Fatou Diouf kenn ci ñoom. si escalier bi fii la ñuy taxaw di sangu gis nga set lay bu ñu amul woon fii si kaw woon day gën a mit kon dañuy génn te bu ñu génnee itam du ñu am fu ñu dugg. comme xale yi foofu. dafa dañu daan instant bi sax dàq nañ leen si yeneen kër yële ñu dem foofu ba guddi ñu doog a ñëw instant yi néeg yi bu guddi jotee dañ siy tegaloo bu bëgg a dee. volontaires yi nekk ca quartier ga nag ñoo ngi woon nguur gi mu daal di réagir ndax ñoom sonn nañu lool. Angelina Gomis ci mbir moomu nag ki nga xamante ne mooy Pape Mahawa Fall di ki ñu dénk wàllum projet ak inondation ca commune bu Wakhinane Nimzatt gis na mbir yi mën nañ ko saafara wàllum mbënd yi nee na nag foofa la ko indi jafe-jafe mooy benn canal bu fa nekk ak tamit géej gi nañ koy déglu moom Pape Mahawa Fall ci micro Angelina Gomis. Daaru Salaam bi inondation 2005 yi amee dañu waroon nekk quartier bu ñu restructuré bu ñu ko restructuré woon du ñu dund lii parce que tey booy xool mbedd yi dafa sut kër yi te mbedd bu sudee kër gi dafay nekk point bas dañu am ay réseaux yu leen traversé te réseau yëpp ADM moo ko fi def réseau yi traversé leen tey buñ ko assainir buñ ko connecté woon ak mbedd yi peut-être ndox mi dina dem ñun nag en tant que mairie le maire est passé hier vers 1h 2h du matin on a fait le tour mais yeewuñu waa kër dañ dem rek xool quand il a constaté léegi nii rek la ma confirmé na mi le plan Orsec a été déclenché donc c'est un soulagement pour les mairies mais pour les populations mais nag on demande une solution définitive et c'est possible ñu assainir zone yi nga xam ne ci lañ nekk nga xam ne am na réseau buy existé ba pare bu ñu ko defee tous ces problèmes là on va le dépasser pendant 5 ans on le dit le maire l'a dit je l'ai dit ministre dem wax nañ ko ministère o préfet o CDD o CRD wax nañ ko fa c'est possible am nañu lac am nañu bassin am nañu canal à ciel ouvert am nañu ay réseau ñu ngi wax le président Macky Sall kenn bu gënee déglu mairie yi gën leen approché bu ñu ko defee le plan bi nga xam ne mooy plan assainissement communal yi nga xam ne ñoom la ñu am c'est possible que ñu réaliser ay points bas yoo xam ne désormais commune yëpp mën nañu toog doon taal surtout Wakhinane c'est possible. mu nekkoon Pape Mahawa Fall di ki ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum xeex mbënd ak projet yi ca commune bu Wakhinane Nimzatt nekk ca Guédiawaye 8h tegal fukki minutes ak ñaar. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñooy ci xibaar yi wax ci leneen di wàllu mbay mi bu fekkee ne nag ñii di askan wi ñi loru ci mbënd yi ñoom ñi ngi jooy béykat yi ñoom kontaan lañ def li ko waral mooy gàncax yi mi ngi màgg bu baax a baax lu ñu mel nag la ñu nemmeeku ca diwaanu Tamba ci dëkk yu mel ni Kouthia Kassé Koupentoum Mbayla ak Netebulu ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi demoon nemmeeku ji mbir yi na mu demee mu daal di kontaan ci nag mbir yi na muy doxee nawet bi nu mu tëddee foofu la ca diwaanu Tamba professeur Moussa Baldé dégg ngeen ko ci suñu xibaaru français yi des foofu léegi Tamba ak légion gendarmerie ba fa nekk ñoom ñu taxaw ngir xeex accident yu bëri ci tali bi ci loolu nag ñu ngi waxtaan ak ñi nekk ci tali bi chauffeur yi su ko defee ñu sàmmonte code de la route waaye tamit xoolaat seen bopp ci wàllum tali bi Moussa Marqué. accident yu bëri yi am ci tali bi ay bakkan di ci rot tax na nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa haut commandement bu gendarmerie nationale daal di gën a geetaruwaat daal di wut ay jumtukaay yu demee ni ay daamar ay moto ay yeneeni jumtukaay yoo xam ni yu demee ni cinémomètre moo tax lépp lu jëm ci wàllu vitesse yi oto yi di daw ñu mën ko xayma lu jëm ci wàllu caméra piéton yi nga xam ni ñi nga xam ni ñoom ñooy gendarme yi ñoo koy gàlloo waaye itim ba tey leneen lu ñu naan alcotest ñi nga xam ni ñoom ñooy dawalkatu daamar yi bu ñu demee ba yegg si ngir nag xool ndax nekkuñu ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo lenn ci loo xam ne dañ koy tere loolu nag tax na fi mu nekk nii ñi nga xam ni ñoom ñoo faree fi nga xam ni moom mooy commandement légion gendarmerie est bi nekk ci Tambacounda ak Kédougou ki ko jiite di colonel David Kogela Mané daal di amal doxantub nemmeeku dem ci poste gendarmerie bi nekk fi nga xam ne mooy ci Kotiari ak beneen bi nga xam ne ñu ngi taxaw ci Lukunda faree ci route nationale bi. opération bi opération spéciale la parce que chaque jour gendarme yaa ngi ci tali wax naa leen ko sànq am nañu 4 brigades routières donc brigade routière yi seen liggéey mooy xeex ñàkk kaaraange gi ci tali mais chaque jour ñu ngi def suñu liggéey mais opération bi opération spéciale donc commandement moo ko digle donc tey lañ ko tàmbale
te dee dem ba le 31 octobre. dawalkatu daamaru tukki yi daal di rafetlu bu baax doxalinu gendarmerie nationale rawatina légion gendarmerie est mu des nag yi nga xam ni ñoom ñooy maire yi nga xam ni ñoo nekk ci collectivité territoriale yi ñoom itam naka la ñuy def ba joxe ay aire de stationnement wala ñu koy wax ay aire de repos tax ñi nga xam ni ñoom ñooy gros porteurs yi saa su ne ñuy taxaw ci tali bi ñooñu ñëpp nag ñu daal di leen di wàccee ci tali bi ngir nag tali bi gën a mën a yaatu dawalkat oto yi mën di dem ci dikk ci jàmm ak salaam. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye wax ci njàng mi njiitu réew président Macky Sall ba talaata bi muy teewee xew-xew bi jëm ci neexal élèves yu dàq jàng Sénégal di cérémonie concours général bi xam ne daañu ubbi ay classes préparatoires ci lycée scientifique d'excellence bu Diourbel classe yooyu nag jëm ci wàjjal ñi nga xamante ne après dañuy dem tugal ci école yu mag yi daal di jàngi foofule ñu yëngu ci njàng mi daal di koy rafetlu gis sax ne li gënoon mooy Sénégal am ay écoles yu mag yoo xamante ne élèves dañu soxla dem bitim réew waaye fi lañ koy jàngee gëstup Ibrahima Diame. fierté bu mag la kii di proviseur lycée d'excellence scientifique bu Diourbel am kon ginnaaw bi ñu tànnee école am ngir mu dalal classe préparatoire yi fii ci Sénégal wante nag projet bi ni mel gis na ne faw ñu renforcer dispositif bi gën a yokk ay classe ngir rek élèves yooyu le mën a jàng ci anam yi génn Ousmane Sagna moom mooy proviseur lycée scientifique d'excellence bu Diourbel. bon loolu kay ci principe warul parce que ñii école bi bon ci mu ne def classe préparatoire moom faaw mu am ay liggéey war a def je crois que comité pilotage bi loolu ci liggéey boobu la nekk fu mu toll nii pour xool lan lañ ci war a tabaxaat lan lañ war a defaraat je crois que looloo tax sax octobre bii buñ ko mënoon def 2021 ñu poussé waat ko ba 2022 pour mën a xool voilà transformation yi ci mën a def yépp ci seen i méngoo ak esprit lycée ak classe préparatoire. classe préparatoire nag moo di formation boo xam ne day waajal élèves yi ñu mën a dugg ci école yu mag yi muy bitim réew wala feneen wante nag fii ci Sénégal li mu école yu mag yooyu le ñu war a dugg gannaaw buñ fa jaaree dafa néew lool bu ñu sukkandikoo ci kii di Mamadou Youri Sall di enseignant chercheur ci université Gaston Berger de Saint-Louis. bu ñu leen tàggatee ñaari at pour ñu dugg ci école yu mag yooyu ana école yu mag yooyu Sénégal amu ko xanaa dañ leen tàggat pour ñu mën a dem ci école yu mag yu France wala pays mel ni France xëy na loolu la ñuy def te Tunisie loolu lay def dafa ne xale yi balaa ma leen di yóbbu France ñu leen di tàggat ni ndax ñu mën a jongante dugg ci école yu mag yi ma tàggat leen sama réew fii ci Tunisie ba pare bu ñu demee nag dañuy bokk ci jongante pour dugg ci école yu mag yi xëy na Sénégal loolu bëgg a def waaye Sénégal moom amul école yu mag li ñuy wax les grandes écoles fii d'ingénieurs amu fi. njëriñ ak lii di pertinence su tabax lii di classe préparatoire nag bokk na ci mën a fixer sunu bachelier yu gën a baax yi ci biir réew mi ci gis-gisu kii di proviseur Ousmane Sagna. pour nous initiative bu baax la président jël noonu parce que gis nañ ne année yi passé yëpp élèves yi dañuy am bac parce que les meilleurs élèves yëpp dañuy dem extérieur dégg nañu gaaw jaari sow ce qui s'est passé personne ne souhaite cela à nos élèves moo tax ñu xalaat ne président jël noonu dina tax suñu meilleurs élèves yi des Sénégal jàngee Sénégal ba am une certaine maturité même si après dinañ dem Podo c'est la suite qui verra mais jàpp nañ ne daal au moins dinañ def 2 ans de plus au Sénégal après li ci def nag ñu xool peut-être que dinañ am yeneen possibilité pour les maintenir ici définitivement mais daal ñu jàpp nañ ne daal xalaat bu baax la président xalaat. en tout cas bu ñu sukkandikoo ci enseignant chercheur bi lee di Mamadou Youri Sall du ay professeur ak ay ressources humaines yu qualifié ñoom ñoo ñàkk ci biir réew mi ngir mën a tàggat bu mucc ayib élèves yooyu leen. am nañ ñu ko man sax fii ci dëkk bi sax lycée d'excellence de Diourbel boo ko gisee ñi fay jàngal dañoo xarañ moo tax xale yi macha allah donc amul benn jafe-jafe. ginnaaw kon lycée d'excellence scientifique bu Diourbel sunu professeur yi leen xamal leen ne li ñu bëggoon moo di kon ñu tànn yeneen école yu am réputation bu baax ngir ñu mën a dalal yeneen classe préparatoire waaye itam gën a yokk école yu mag yi ndax ñu mën leen a intégrer bu ñu paree seen formation boobule. Ibrahima Diame daaneel ak wàllum politique maire bu Matam indi leeral gannaaw bi nga xamante ne ay nit ñu bokkal parti doon nañ ko wax ne dafay bloqué lii di certificat résidence yi foofu la waaye itam di bind ay ñoo xamante ne waa Mauritanie lañu ñi nga xamante ne ñooñu maire ba daal di weddi lu ñu mel ne loolu dara amu ci Ali Bandel Niang.
gannaaw génn ñooñam yi mu bokkal parti doon ñaawlu ay irrégularité dem ba ACG préfecture bi déposé foofu mémorandum ñii farandoog Mamadou Mori Diaw kat indi nañu seen tontu ñu ngi bawoo ci mbooleem quartier yi nekk ci dëkkub Matam ñu amal ab mobilisation bu rëy lool ci biir mairie bi weddi bépp tuuma bi ñu teg ci ndoddol ki nekk maire Matam ci jamono yi. benn groupe ñëw fii perturbé agence yu fi nekk tere leen liggéey tere leen def seen liggéey di influence publique bi naan monsieur le maire moo ngi dem di importer ay électeurs et puis li ma gën a jaaxal comment ça se fait que ñu ne monsieur le maire day dem ba Mauritanie di importer ay nit jox leen nationalité pour ñu ñëw voter ko te loolu du compétence monsieur le maire loolu tribunal bi moo koy def ñu jóge foofu tey jii nii suñu ne monsieur le maire di dem si gox yi nii ku gagné 22 bureaux de vote nekkul fii di prouver naan day dem jëli di importer ay électeurs kooku déjà wane na boppam nee nañu encore ñu ne jeunesse ànduñu ak moom mais xool leen fii la preuve est là xam nga ñoom ñoo ñëw dem ba préfecture def foofu seen conférence de presse mais fii gisoo la fi monsieur le maire c'est la population la jeunesse maanaam xale yi ñoo ñëw fii. mu mel ni kon xeex ngir municipalité bu Matam bi door na mbindu mi ak jafe-jafe yu bëri yiñ ci yàgg dégg maanaam ñi bokk camp parti ñi bokk camp ci biir APR ak sax candidat yi ñu nar a jóge yi nar a bawoo ci kujje gi lu ci mënti doon daal xeex bi moom door na ba noppi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fi ci doonu Matam pour RFM. ñëw ci pàcc bu mujj ci xibaar yi sport weekend xibaar tàggat yaram andi ceeg Mohamed Jojo. jërë ngeen jëf mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi ñu koy tàmbalee football ak huitième de finale yu coupe du Sénégal bu football jaraaf bu ndakaaru daan renaissance sportive bu Yoff ñetti bal ci benn gannaaw match bi Cheikh Gueye entraîneur bu vert et blanc yi nee na logique la boo xam ne dañ ko respecté ñi ëpp doole ñoom ñoo am ndam Cheikh Gueye entraîneur bu jaraaf ñu teewlu ko. niveau bi peut-être mën nañu wax ni respecté nañ ko donte RS Yoff dafa nekk équipe boo xamante ni catégorie inférieure la mais teewul aussi si match bi ñu fi trop parce que comme ni ñuy waxee rek joueurs yëpp dañu xaw tolloo doole fii si football bi et puis tam ñi leen di entraîner dañ nekk ñoo xamante ni aussi ñu xarañ lanu mais match bi football nañ ko ñi nga xamante ni mooy rythme bi nga xamante ni moom mooy ñun rythme bi na am parce que depuis boobu nit ñi peut-être équipe yu bëri entraîné wuñu ñun boobu ba léegi ñi kon di entraîné kon loolu war na feeñ te loolu moo feeñ première période ba nga xamante ni équipe bi RC Yoff am nañ ñaari bal si moom si dara deuxième période xam nañ ni équipe la boo xamante ni comme ñun encaissé na ñaar dafay jéem a avancer bloc am ñu wax xale yi ñu jouer dans l'espace amoon nañ yeneen occasion yu ñu mën dugal mais malheureusement ñu raté ko ba am 3 bi teewul ñoom dugal nu benn bit boo xamante ni bal arrêté loo xamante ni ñun waruñu ko mën di jël si situation yi si match coupe parce que dafay delloo si équipe bi nga xamante ni moom mooy RC Yoff si match bi comme ni ma ko waxoon si nasaraan rek mooy objectif bi nu am mooy équipe bu mel ne Jaraaf mënul toog at lëmm bañ a gagné dara coupe bi nga xamante ni moom tey ji moom lañ dippee coupe du président de la République loolu coupe du Sénégal kooku mënul ñàkk enjeu ba pare équipe bi nga xam donte xëy na mënatuñ dem Afrique bu ñu jëlee coupe bi mais objectif bi mooy fexe ba Jaraaf du def année blanche ren. Cheikh Gueye entraîneur bu Jaraaf bu Dakar gannaaw Jaraaf Demba Diop moom tamit qualifié na club bu Mbour bi dafa def lu rëy ndax dafa génne NGB ñaari tali daan ko ci huitième de finale bi ñetti bal ci ñaar match bi ñoo ngi ko doon amal ci samedi bi ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye Jaraaf qualifié na mook Demba Diop Casa Sport ak Jàmbaar tamit qualifié nañ ci quart de finale bu coupe du Sénégal Jàmbaar bi nga xamee ne kon jotul jongante huitième de finale am Génération Foot moom dafa mujj déclaré forfait li des ci coupe du Sénégal bu football la ndaje yi waroon dox diggante SNEPS Excellence ak AS Pikine Stade de Mbour ak Guédiawaye dañ ko dàq ba jëmi jamono. football wax ci transfert bu Pape Matar Sarr ci Tottenham ñoo ngi koy wax lu bare bari jamono ji ay média sax di wax ne ñaari parti yi muy Metz ak Tottenham am nañ accord maanaam déggoo waaye dara leeragul ci diggante Tottenham ak Metz ay ruumandaat la rek amagul lenn loo xam ne xaatim nañ ko ci ba mu firndewu waaye nag beIN Sport mu ngi ñuy xamal ne président bu FC Metz demoon na altine bi ñu weesu foofee ca Londres fekki président bu Tottenham di Daniel Levy waaye question bi ñuy laaj bu fekkee dem na ca Tottenham Pape Matar Sarr ndax Tottenham destination bu baax la pour moom ab xale bu ndaw bu dem ci championnat boo xam ne miinu ko lool ndax nekk na loo xam ne lu mën a tax mu progressé la laaj nañ laaj bi ki nga xam ne moom mooy Amdi Moustapha Faye xam lool championnat bu Angleterre ñu teewlu xalaatam.
boo xool tey jii coupe Tottenham ñoom depuis ça fait plus de 5 ans ñu ngi commencé jënd des joueurs des jeunes comme par exemple Arsenal formé ay jeunes wala dañu jëndi teel dañu jëndi ci yenn club ay jeunes bu ngeen fàttalikoo quand Gareth Bale c'était la même chose dañ doon jël ba Southampton à 16 ans peut-être juróom-benn la amoon je pense andi ko Tottenham gis nga mu def 2-3 saisons dem Real Madrid loolu lépp nag taxari kenn aussi ñoom ñoo ko formé te ñu ngi commencé gëm surtout ay jeunes affaire yi mel noonu ba ci les jeunes Parker bi nga xam ne aussi il était jeune encore Parker bi nekk Man City ñoom ñëpp c'était des jeunes donc depuis Lewis bu fi ñëwee ba léegi ñu ngi commencé jënd ay jeunes depuis Harry Redknapp yaakaar naa moo commencé moom il a toujours cru aux jeunes donc je pense que Pape Matar dem fële je pense que c'est bien pour lui mais peut-être être un titulaire du ko arranger du ñu arranger fekkee comme li may dégg rumeur yi ñuy wax ne mën nañ ko jënd peut-être abalewaat ko Metz mu mën a def une saison en tremplin boo xamante ni dina prouver foofu parce que tey jii mu ngi ci saison boobu difficile mooy saison bi ñuy wax jeune bi est-ce que dina prouver année bi ci topp bu defee lii année bi est-ce que année ba ci topp dina prouver donc buñ ko jëlee di ko yóbbu Angleterre te doon ko yóbbu foofu du doon titulaire ngan di problème lay posé ci moom en même temps ci l'équipe nationale c'est un jeune boo xamante ni on a besoin ku war a def Coupe d'Afrique ba incha allah rabbi pour au moins échéance yi ñëw équipe nationale nga xam ne dina ko mën a tàmm. Amdy Moustapha Faye nekkoon international bu football ci Sénégal résultat yenn ci championnat ci Europe ñu tàmbale ko ci Ligue 1 bu France mi nga xam ne moo ngi doon jongante ñetteelu journée Monaco bu Crépin Diatta bi nga xam ne titulaire la woon dañ ko daan 2-0 Lens moom moo ko daan fële ca Ligue 2 Crépin Diatta sax dafa mujj génn ci blessure gannaaw bi nga xam ne kon tàmbale na match bi Saint-Étienne ak Lille match nul 1-1 li des ci match yooyu ci 3e journée bi dinañ ko amal ci dimanche bi. Angleterre ñaareelu journée bi Liverpool daan Burnley 2-0 Sadio Mané dugal bit bu rëy gannaaw bi nga xamee ne jongante nañ 69e minute Sadio Mané jamono ji am na 96 buts bokk ci ñi dàq dugal ay africain ci championnat bu Angleterre boobu ndax ñett rek ñoo ko raw muy Didier Drogba di doomu Côte d'Ivoire am 104 buts Mohamed Salah mi nga xam ne mook Sadio Mané ñoo bokk club am 98 buts ak Emmanuel Adebayor di doomu Togo am 97 buts. yeneen résultat bu championnat bu Angleterre 2e journée boobu Manchester City dafa dulabali bu baax a baax Norwich daan ko 5-0 Watford bu Ismaïla Sarr bi nga xamee ne moom titulaire la woon dafa dem fële ca Brighton daan ko 2-0 Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté def match nul digganteem ak Brentford 0-0 Leeds Everton 2-0 Aston Villa daan Newcastle 2-0 Liga bu Espagne Mallorca bu Amath Ndiaye Diédhiou dafa daan Alaves bu Mamadou Loum Ndiaye 1-0 match bi nag Mamadou Loum Ndiaye da ko dabu ndax moom mu ngi dugg gannaaw bu ñu jongante 76 minutes match bi dox diggante Athletic Bilbao Barcelone 1-0 li des ci 2e journée bu Liga Espagne boobu dinañ ko amal ci dimanche bi. ci Italie da nga doon ubbi championnat bi di Calcio Inter moom mi nga xamee mooy champion en titre dafa daan Genoa 4-0 beach soccer ngir jeexal Sénégal gannaaw ay tàmbali bu baax ci championnat du monde bu beach soccer bi am foofee ca Russie 6-1 digganteem ak Uruguay dañuy am nag beneen adversaire boo xam ne moo ko ëpp doole fuuf moo ëpp doole Uruguay match bi nag ñoo ngi ko amal tey ci dimanche bi bu juróomi waxtu demee ba tegal fanweeri simili ca Luzhniki Beach Soccer Stadium Portugal di adversaire boo xam ne kon ràññeeku na lool ci beach soccer ndax ñoo jëloon coupe du monde 2015 ak bu 2019 ñoom sax portugais yi ñoo éliminé woon équipe nationale bu Sénégal bu beach soccer ci quart de finale ci mondial bi ñu weesu 4-2 mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi jërë ngeen jëf ci teewlu bi. ñu koy jaajëfal moom tamit Mohamed Diop dañu dégtal xibaaru tàggat yaram di sport weekend mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci xibaar yi ne sër ñi dafa pàttali ci li ci gënoon a fës. nguur gi tàmbalee doxal plan Orsec gannaaw taw yu métti yi wàcc ci réew mi fan yi tey sax ci suba gi ministre de l'intérieur dina jiite ndaje bu jëm ci naka la ñuy doxalee plan Orsec boobu buñ ci noppee ci ngoon gi daañu dem nemmeeku ji béréb yi nga xam te ne ñoom la ndox mi gën a laal fii ci diwaanu Ndakaaru
mu fekk premier ministre bi fi woon di Abdoul Mbaye gis ne plan ORSEC du saafara mbir yi li am ba des moo di ne nguur gi dafa bàyyi yoon yu ñu xàlloon di plan décennal bi jëmoon ci xeex mbënd yi ci diiru fukki at mu fekk yemook nag yenn askan yu bëri ci Ndakaaru jamono yi nekk jafe-jafe tar ndoxu taw yi ca Tamba moom ñi di béykat yi kontaan la ñuy def ci ndoxu taw yi lii di campagne bi nag mi ngi dox baax ndax gàncax yaa ngi màgg bu ñu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi demoon tournée foofu lay ca diwaanu Tamba. Tàggat yaram ak beach soccer football tefes Sénégal di jotee ñaareelu matcham ci ngoon gi lay doon ñuy dajee ak waa Portugal bu 17h30 jotee Portugal nekk jamono ji champion du monde kon daal di yor coupe bi ca Angleterre doomu Sénégal bi di Sadio Mané dugal na bitam bu njëkk ci championnat bi loolu nag gannaaw ndam li nga xam te ne Liverpool am na ko démb ci deuxième journée bu championnat bi ñu daal di dóor 2-0 ñoom waa Liverpool. mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi ànd ak Abdoulaye Diop ci machine bi ñu koy gërëm bu baax a baax